Wadaraji Family ñu di leen jaajëfal clip bi nice na on retrouve beaucoup d'africanité beaucoup de consommé local c'est très important ci jamono ji ñu toll nii Afrique dafa soxla ñi génnewaat li nga xamante ni ñun ñoo ko moom ba noppi nag jox ñu ko Binta noo def. maa ngi fi Asma. tey tu es magnifique tu es sublime. ah merci beaucoup. moom ku ko fi solati moom. merci beaucoup kon nag jël naa moom bi comme que loolu ngeen wax maa ngi lay nuyu bu baax a baax Asma maa ngi nuyu Nana maa ngi nuyu coach maa ngi lay nuyu Kia di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. macha allah Binta bu ñëwee rek dañ xel dee dem ci économie waaye tey entrepreneuriat lay fële moo tax mu affirmé wu nii macha allah coach. yes Asma noo def. bismillah rahmaan rahim. non Paasan namm naa ko quoi. Paasan ñëpp a koy namm. pourtant Mohamed wax na dëgg Paasan da ngay yéegal ba pour mu ñëw dugub ba mu ñëw. bismillah rahmaan rahim da ngay élégance mu indil la diine mais noonu la. mais c'est ça noonu la namm nañ ko trop mais am contentement ak mbégte yi di leen fekkaat fii nii. di wax Binta happy birthday to you. danga maa jiitu si laax bi. longue vie santé beaucoup de bonnes choses xam nga yal na la cat seexlu vraiment liggéey bi rafet na sa jëw rafet na quoi. am na yar macha allah mën na liggéey te boole ko wax ñu lay ñaanal yàlla mu jig la ba nekk sawan bawan quoi. alors danga ma jiitu ci laax li waaye nag dinaa si dolli soow ndaxte nag faaw mu xumbut te dagan alors on est une famille on vous le dit assez souvent la preuve on est. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci. Happy birthday to you, Binta. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire bés bu dellu si moo neex bés bu dellu si moo neex bés bu dellu si moo neex Binta bés bu dellu si moo neex dégg ñu Haalpulaar nag happy birthday dundal ba say may di baawaan nga bokk ci des plus voilà des plus grands économistes du pays avec Abdir rek séntu nañ la foofu yal na yàlla defal la ko may la wér te mu jig la amiin dal na macha allah nekk nit koo xam ne baax na ñu ngi lay souhaiter vraiment joyeux anniversaire. yàlla la nga fekkee ko ay at. Sen TV nekk sa kër nga dem ba nekk fi njiit wala nekk fi tam koo xam ne yaay teete xale yi. en tout cas on te souhaite vraiment le meilleur. amiin 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 man li ma koy témoigner rek déjà mooy disponibilité. justement man rubrique yi may def yëpp bés ni ko tey xam leen ni wàllam da ciy nekk bu baax. loxoom da ciy nekk du ma def rubrique mu te du ma woon mën naa suba loo bëgg a aborder puisque société lay def ci journal bi bu boolee sama société mooy def mu nekk tey jii ma ñëw ñëpp naan nana wàllam da ciy nekk donc nit ku baax demal na ma reportage ba taay man ma tëdd sama kër jaaxaan wallahi azim mi ngi nii xam nga ak yeneen yoo xam ne sa mënuma ko wax yow guddal fan rek laa lay wax yàlla nga dund ba yor sa entreprise bopp ba yor sa télé bopp ku baax nga ku yaru nga ku réglé nga maanu nga kenn déggu la ci lu sew kenn ñëpp même témoignage bi rek macha allah guddal fan en tout cas même 7 mars bi ñu defoon fii jigéen talaatay Nder moi je me rappelle dañ ko woo de façon spontanée rek mu nekkoon ci reportage boppam am problème cadreur mu ne ma loolu c'est pas grave moo fa ne naa la ko defal donc merci beaucoup merci pour ta disponibilité merci pour ce professionnalisme et ben voilà on est une famille. koy Binta yéen tamit Binta ñëpp xam nañ ko moo ñuy jox comme moom mooy naatal plateau bi. waaye tamit moom moo ñuy wax ban liggéey moom moo baax ak naka la ñuy entreprendre. def ci am solo Binta yow moom mention spéciale. du ma wax sax zéro faute à toi. merci beaucoup merci beaucoup c'est vraiment gentil. oh elle veut pleurer. teraanga moom waaw voilà yow xam nga ma teraanga rek bu ëppee daf may yéem mais yéen a baax rek parce que témoigner ci sa morom. mi ngi noonu nekk na li nga xamante ne ku baax rek yenn saa yi sax da ngeen di exagérer ci li ngeen di wax man je me dis que peut-être Binta elle n'a pas fait mais da ngeen di fexe taaral ko wan ni le Sénégal entier que Binta dafa baax fekk yéen a baax nit ki àddina seetu la li nga jox sa morom rek moom lañ lay delloo kon lépp li nga xamante ne tey jii wax ngeen ko ci man rek ci yéen la nekk di remercier tout le monde nag waa Sen TV parce que bu ñu fi yaatoo am fi place rek ñi ñu fi fekk ñoom ñoo baax donc bu ñu
ñu yaatalul woon ñun duñ fi yaatu donc ci kaw ba ci suuf ci njiit li ba si ki fi gën a suufi ñu ngi jaajëfal ñëpp merci beaucoup jërë ngeen. Elle a les larmes aux yeux, on va lui laisser le temps d'essuyer ses larmes avec tendresse, en tout cas que cette bougie de plus soit une bougie vraiment qui éclairera toute ta vie. Voilà, ñu dem société, on retrouve tout de suite Nana Aïdara. Voilà Nana ñu waxtaanee woon fii keroog li nga xamante ni mooy ngistal Pape Alé ñëw nag nga daal di nekk xale bu yaru dégg daaj may ko mu nekk mag ci ñun fii ci kër gi léegi nag ci loolu la ñuy dellu si woyal ko ba tey. waaw kay Asma comme ni nga ko waxee keroog dañ fi tàmbali woon thème boobu noonu dee ngistal ba Pape Alé ñëwee ñu maye suñu temps donc tey moom la ñuy jël rek daal di koy àggale ngistal nag boo ko déggee mooy nit ki nga xam ne du def te yàlla tax. day def pour nit ñi maanaam pour nit ñi xam ne def na lu mu mënti def rek tant que nit ñi yëguñu ko pour moom li mu def baaxul kooku deful pour yàlla tax deful pour boppam dafa def pour nit ñi loolu la ñuy faral di woowee ngistal dinañ ko fekk ba ci li nga ñuy woowee ci xew yi am na ñoo xam ne boo ñuy xew wala nga wax leen seen xew tey jii nii buñ lay jàppale dara il faut ñu bàyyi ba làng gi rëy bëri nit ba géwél yi toog ñuy soogaa di mën a jukki ci seen poste di la jox te pourtant veille bi war nañu mën a ñëw ci sutura xool li nga manqué ñu joxe ko ngistal day feeñ ba ci dëj yow nit ki feebar amee ordonnance nga yëg ni dafa feebar nga war ko mën a dem jàppale ci sutura yàlla Muhammad nuñ koy waxee sunna ak farata yàlla sunna Muhammad mais doo ko def da ngay bàyyi ba nga xam ne nit ki faatu na génn na àddina nga ñëw jënd nag jënd saak jënd lépp ñëw diri te amaana ordonnance su 5000 francs kese moo taxoon nit kooku noonu mënoon a jukk wala moo tax nit kooku noonu dem. nana doguma la foofu dama lay pëtaxlu rek damay wax man je le dis solennellement sama famille sama xarit ak ñëpp sunu papa Siaga Sago yàlla na ko du fan moo ko doon wax avant sur la jaxal laay laaj dëgg la boo ma naree indi nagu 200000 bi may dund jox ma 100000 francs ma def sama poche. mais ordonnance su 30000 jëndaloo ko nit ki mu dee nga jëndal ko nagu 200000. amul sens kon moo fi am en pagaille en plus li ci gën a dommage mooy ñi nga xam ne ni ci dëj yi en général dañuy indi nag yeeg yooyu est-ce que xam nga ne boo leen tudd sax dañ lay mere yow mi nga xam ne yaa amee sa nag ka deele waxoo ni nit moo jënd nag bi dañ lay mere pour te dire que ni ñoom defuñu te yàlla tax defuñu ci jullit ak moromu jullit dañoo def ndax lan dañoo bëgg ku xam ne ni ñoom ñoo def ngistal day feeñ léegi ba ci association yi bu njëkk ba association boo ko déggaan da ngay ñëw di fexe jàppalante collecter ay fonds joxe nit ñi de gauche à droite mais léegi tellement que réseaux sociaux yi dañoo yàq lépp tant que jëloo man kanamu xale yi ñuy jël sax di ko photo man moo ma gën a metti da ngay gis ku jël ay kanamu xale dem joxe benn saaku ceeb donc joxe benn paquetu suukar kese dajale àddinaay xale yow ndeysaan taxaw ci seen kanam photo wu xale yooyu nga xam ne mun nañ nekk ay magi ëllëg mun nañ diriger ëllëg ci réew mi dara kenn xamul xale moo min la yàlla mun na def lu ne ci moom lu ne nag yow nga jël xale yooyu photo dugal ci internet bi partage ci réseaux sociaux yi photo yi di dem de gauche à droite kenn defatul te yàlla tax réseaux sociaux yi moo gën a yokk loolu da nga gis tey jii ni ak corona bi ni mu amee ku jug ne damay dem séddale masque damay dem séddale gant te loo séddale il faut ñëpp xam ne da nga demoon séddale ji di nga ko dugal si nag Instagram Facebook WhatsApp fépp nga koy dugal pour ñëpp xam ne ni da nga demoon séddale xanaa finalement defatoo te yàlla tax bu dee da nga def te yàlla tax soxlawul tey jii benn caméraman topp la soxlawul benn snapper topp la da nga def te yàlla tax jugal nga ànd ak ñi ngay àndal ngeen dugg ci kër yi def mais boo woowee say mbokk woo say nawle woo say xarit ne leen tey dama war a dem daara sàngam dama fay togg ay mbana laax ak yeneen ak yeneen maye ko mais il faut am kenn koo xam ne yow yaay reste direct bi pourquoi ñu war ko direct dugal ko Facebook donc loolu tamit man ngistal la man nanaa ngistal dafay feeñ sax ba ci liste tàgge yi ñiy indi ci rajo yi waaw liste tàgge mais waxuma sax liste tàgge mais est-ce que xam nga ne am na dëj yoo xam ne sax da ngay bu affaire yi jeexee day am liste boo xam ne diw moo joxe lii jaxal yi dafa mel ni genre ndawtal jaxal yi dafa mel ni waa ci naqar dañuy diw moo joxe lii sa diw moo joxe lii nit ñi nga am naqar ñuy nuyu bu baax sunu mbokku laay ni boo fa demee bu dëj amee ñi dëkkandoo yi ñooy indi def ci buñ paree ngoon ñëpp dem mais loolu moo gën a am solo te suñu borom day wax ni nit ki booy joxe ak sa main droite sa ndeyjoor càmmoñ bi bu mu xam ñaata rawatina kon beneen nit yow sa jëmm sa ndeyjoor di joxe
càmmoñ bi warul xam ñaata ngay joxe. kon modestie warul gën a weesu loolu parce que dañ defatul te yàlla tax rek. nana li ma ci fàttaliku rek Asma mooy théâtre jàngu Pël Fuuta yi bu ngeen ko seetaanee. dëgg la ñëpp ñu ngi koy fàttaliku Lamad bi mu doon wax maasa nangam ñoo joxe nangam yenn saa yi mu xeebal leen ko ne maasa nangam beneen yoonee na ngeen yokk seen loxo kon loolu da nga koy gis ba ci xew yi. tey jii nana moo indi nangam Binta loxoom jotul gannaaw moo indi nangam day créer gêne parce que bu fekkee ni Binta amul lu bari rus naa toog ci mbooloo bi ñu ne Kia indi na 500,000 nangam indi na kële peut-être loxoom jotul ginnaaw li mu am la indi mais war nañ gën ko def ci sutura ba nga xamante ne ku nekk la mu ndawtal digganteem la ak xewle mais ñëpp bañ ci jot. mariage yi sax da ngay gis ne Asma ku indilu cadeau sax doo bëgg photo te yow da nga ñëw ndax lan sa présence moo gën a fort la nga koy jox mën nga bañ a yor loo ko jox mais coach da ngay gis koo xamante ne da ngay xam ne kii indiwul cadeau yorul enveloppe mais du bëgg a dem sax photo parce que duñ ko gis mu joxe dara donc am na ñoo xamante ne bu ñu xewlee moo tax loolu moom culture boobu waroon nañ ko mën a am ñun ñi adopté ko ndaxte lu am solo la boo amee xew wala nga am dara comme li Nana wax veille bi sa mariage dañ lay indi sa cadeau mën nañ ko indi sa une semaine à l'avance sa kër yónnee la ko comme ça jour mariage bi dañuy ñëw rek ñoom présenté wu comme ça kenn du am infériorité boobu kii joxe na lii wala joxewuma lii mais man dama yaakaar ne ñàkk modeste bi aussi ci la parce que ci la ñuy def ci la ñuy jaaree di wanewu daal. mais man Nana dama bëggoon laaj ba xam est-ce que du loolu mooy indi aussi beneen xeetu jublang bu fi am nit ki di dugg ci lu naka su dul noonu ngir ñu gën ko gis moom it ngir ñu naw ko moom it loolu impact boobu je crois que ci société bi dafay am ak doole da koy am sax Asma parce que yow boo nee samay nawle laay fekk ji te yoruma mooy indi ngay teg dil sàcc sa dépense su jëkkër di wàññi mooy indi leneen ak leneen tey mooy indi tamit nga bokk natt 1 million di natt ay at benn xew ñëw nga bëgg ci këpp lépp daal di toog ndax lan gistal la taaloo ko natt boobu fond de commerce la wala am na leneen ak leneen lu mu faj mais yow da nga déedéet gisoo dara lu dul dañ ma kaa ndayale dañ ma koo màggale wala kii kat sama wujju la wala damay dem defante ji dem foofu noonu di sànni 5 000 ak junni de gauche à droite loolu yëpp xeetu ngistal la li nga wax la rek day indi ay teg dil day indi yeneen ak yeneen di nga ngistal dem na sa ba ci mbuuru koor yi nga xam ne ñu ngi koy joxee mbuurum koor parce que mbuurum koor pour man boo koy jox war na nekk loo xam ne dafay bëri sutura tellement que ki nga koy jox sa nit ñi waruñu ko xam mais da ngay gis koo xam ne dafay tibb muurum koor ba pare tout le temps danaan diw de laa ko jox sama muurum koor de kii laa ko jox xam nga pourquoi nga war a citer ñi nga ko jox bu dee da nga def te yàlla tax sax jaru nga kii instant bi mi ngi ñëwaat mburum koor a ngi ñëwaat ñëpp dañoo war a génnee mais am na ñoo xam ne si àddina mënuñu def loo xam ne duñ ko wax luñ la defal tôt ou tard dañ koy wax de si seen catu làmmiñ lay nekk ñoom ñu ngi xaar ñu xuloog yow ñu wax la ko ñu ngi xaar tey jii nii ñu defal la ko ba pare nga wane ginnaaw keneen ñëw Binta ba ñëw rek moo Asma de maa ko defaral lii dafa am ñoo xam ne noonu la ñu mel ci nit la ñu nekk bu ñu defaree dara te kenn yëgu ko sax pour ñoom lu ñu def baaxul seetutuñ ci yàlla ñoom ñu ngi ci seet seen diggante ak nit ñi ni leen nit ñi di gisee ak ñoom seen moo tax réseaux sociaux baaxul ndax réseaux sociaux puisque on est tout le temps exposé tout le temps yaa ngi bëgg a wane benn image ci yow mooy waral tey jii fen bi sàcc beeg yeneen ak leneen lépp ndax la nit gis lu parfait ci yow fekk araam personne n'est parfait beneen bi aussi Asma mooy denrées alimentaires yi nga xam ne ni ñu ngi ko war a séddale actuellement keroog ñëw naa ci brièvement nguur gi xaw man ban technique la ñu jël pour séddale parce que man personnellement boobu ba tey maa ngi def enquête ndax am nañu jot saaku ceeb wala am na géegaguma ko jot à part Binta ba mi ngi ma doon expliquer taximan bi ne moom seen koñ 9 kilos lañ fa joxe bon je sais pas ndax mairie bi mooy wër di joxe 9 kilos je ne sais pas ci kii bi la donc enquête bi wóoragul mais juste pour wax leen ñoom ñi nga xam ne ñooy nguur gi bu ñuy joxe na ànd ak sutura xam nga tam mu war a ànd ak sutura coach bu nekkee loo xam ne ne ñëpp dañuy xam ne da ngay dem jëli ji wala dañ leen naan kaay leen jël ñu bëri seen ngor du leen may ñu jug naan dañuy dem jëli ji sénégalais mu dee ak xiif sax moo gën mu tuutil boppam wala di ñaan donc il faut ñoom ñu am benn technique boo xam ne mun nañ ko joxe soit guddi la ñoo xam nan la ba pare bu dee joxe bi dafa bëri sutura di nga gis ay borom villa ay kër laal de ay villa yu rafet ñoom ñoo gën a sonn ñëpp ñoom ñoo fay jiitu dem jëli ji mais Nana benn côté d'accord naa benn côté d'accordu ma de nañ am na yoo xam ne nañ ko fësal de surtout lii nii nga wax nii point boobu nga laal non nañ ko fësal non parce que dafa am ñu bëri ñoo xamante ne ci la ñuy jaar di def seeni dil wala ñuy njuuj ñaaj ñi war a jot duñu jot roke li Pa Assane naan joxe day ànd ak sutura parce que fii ñun ñëpp ay gor lañu ku ci nekk da ngay demee sac rek ñu yaakaar ne jeexaloo dara fekk ne amaana sax yow yaa gën a manqué la ñëpp donc joxe dafa ànd ak sutura lii nii joxe bii nii ñuy war a joxe nii nguur gi war a joxe dafa war a ànd ak sutura gu mat sëkk parce que ñi koy jëli waru ñëpp ñu xam ne ni kii ak kii moo war a jëli wala joxe bi moo war a ànd ak sutura parce que am na ñoo xam ne seen ngor moo leen mayul kaay leen ngeen rang dem jëli ji saaku ceeb
man personnellement sama ngor mayu ma ko, ngoru Binta may ko keneen ak keneen. mais bu dee am na technique boo xam ne dina bëri sutura lool Nana dina encaisser borom villa bi nga xam ne moo dàqale kër Nana dina encaisser keneen ak keneen dina encaisser te kenn du yëg. pour man joxe bi transparence dina am mais bu demee ba mu war a dugg ci biir kër gi sutura coach je pense que da cee war a am bu baax a baax pour war a mun a daanele. séddale bi waaw dina am sutura bu baax parce que bu njëkk nga baal ma Asma koñ yi da nga daan gis kër penc yi mag yi. da ngay gis buntu bu fël fii génn dem beneen koñ génn ci beneen koñ. mag ñi li tax ñu def ko ku ñu xamoon ne kii dafa néew di doole da nga daan toog ba 4 heures di génn di jàpp fekk ravitaillement sa buntu kër. mag ñi noonu lañ daan def. parce que politicien bu ñu wanoon jub ak maanute bi ñu leen yaakaare woon koo wax mu ne la kenn du ci jot donc déjà nii maire yi ñoom ñooy joxe état bi commencé gul donc maire yi ñoo gënoon habilité distribuer loolu parce que maire bu nekk xam nga koñ bi. waaw yaa leen soxla ñoom ñoo la fal bàjjenu gox yi ñooñu ñoo waroon mën a kër bu nekk à l'unanimité ku nekk nga tegal ko li mu yelloo après mu jeex. en tout cas merci délégué de quartier bi chef de quartier bi c'est vrai donc une belle suggestion merci. voilà loolu rek laa indi woon tey pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ngistal gi ñu wàññi ko te def te yàlla tax tant que ñu ngi def te yàlla tax rek day gën a yokk Asma ma profité waat encore une fois de plus keroog dañ ko remercier brièvement rek mais remercier waat waa ji nga xam ne bëggul ma tudd turam te mu joxe woon don bu baree bari pour ay ñi nga xam ne dañ koo soxla donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax mi ngi nekk fële ca France. merci beaucoup en tout cas cant ak ngërëm ñeel na la nit daal nit rek lañ ci xam. merci Nana Aidara ngistal moom gis nga yéen ñi ko namoon doon wax ne nañ ko yeggali nañ leen ko léeg-léeg programme bi mooy demee noonu rek waaye ñu di la jaajëfal pour ta compréhension et pour ta générosité. c'est normal c'est nous dans nous. voilà parfait alors ñu daal di dem rek ci ki nga xamante ne mooy Binta Ba on va parler de l'entrepreneuriat. Voilà Binta tey jii nii li ñu indil mooy le message du président du groupe CCBM Serigne Mboup à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Asma yaakaar naa ne ñëpp comprendre nañ ko samedi moom képp ki nga xamante ne entrepreneur nga bëgg nga am sa activité boo xamante ne yaa koy doxal sa bopp fii nga koy koj ci Sen TV et nulle part ailleurs ci noonu nag dañuy indi ay kàngam yi nga xamante ne ñoom jot nañu entreprendre macha allah réussir ci seen ay domaines indi itam ñi nga xamante ne ñu ngi raam mais lépp rek ngir fexe ba entreprise yu bari ci Sénégal bu ko defee comme day gën a bari ci noonu nag la ñu seex ak waxtaan ak Serigne Mboup bu CCBM doon rek ñaax ñi nga xamante ne ñoo bëgg a sóobu ci entrepreneuriat bu maam Sidi ci ànd ak moom seetaan élément bi dellusiwaat sur le plateau. entrepreneuriat moom damay wax li ANSD wax rek ANSD bu ne 97% informel te ñëpp xam nañ ne informel passage la. damay wax ne informel on peut gagner de l'argent mais on ne peut pas faire quelque chose grand mooy informel mën nga ci nekk di am xaalis waaye mënoo ci def lu rëy loo xam ne nii da ngay employé ay nit da ngay am projection kon nag su fekkee bu demee ba nga xam ne ni économie bi 97% loolu la en unité c'est pas en volume c'est pas en chiffre en unité mais unité yooyu mooy delloo chiffres yi kon wane na ne économie bi luñ ko doppe lu mu am croissance yëpp croissance bi dafa nekk ci yeneen côté dafa nekk ci côté yoo xam ne xëy na toogul ci réew mi waaye ñëpp xam nañ ne croissance bi demul foofu waaye dañ ne nit bu feebaree nañ ko faj buñ ko rey ñun chambre de commerce yi am nañ possibilité régler loolu ndax étude bi ANSD génne wane ne chambre de commerce yi ñoo ëpp impact ci population bi ñoo gën a présent ci territoire bi bu ñu ci boolee rek danañ ko régler waaye ñun dañoo jël initiative boobu li nga moom kenn du la ci boole li ñu moom danañ taxaw pour jël ko taxaw pour nga xam ne nii danañ taxaw mën a taxaw suñ entreprise yëpp yoo xam ne nii affilié wu nañ ci ñun ndax chambre de commerce sax doo affilié wu képp ku am registre de commerce rek ci nga bokk d'office. yombalal dafa am jël décret jël possibilité waaye jëfin yu moo des jëfin yi nag dafa am loo xam ne nii du ci sax doo ko wax président de la république doo ko wax ministre bi dafa nekk ci troisième échelle bi tamit mooy tamit dañ cee bokk ñun chef d'entreprise yi booloo gi ñu war a booloo ànd gi ñu war a àndoo di concerté wu di man bu état bi balaa état bi proposé dara ñun ñu ñëw wax ko ndax comme li may wax rek ndimbal na ci fekk loxol borom ñun bu ñuy dimbale na fekk suñ loxo nekk ci biir ba pare ñu doog di mën a wax ne loolu la waaye man wax dëgg yàlla état bi mesures yi muy jël engagement yi muy jël suñ ko appliqué ni ñu ko waxee dara gënu ko ci jàppale entreprise yi. moom na dem ci chambre de commerce yi gox bu mu dëkk rek na dem ci chambre de commerce yi bu demee rek na leen wax ne la man lii laa bëgg a def ndax chambre de commerce yi ñett fa nekk dañ ne informer former encadrer mooy boo fa demee ne dama bëgg a def entreprise dañ lay informer soo bëggee ne lii ma bëgg a def kan mënuma ko ñu former la buñ la former ba noppi nga di ko def ñu encadrer la ba nga mën ca àgg.
waaw mu mel ni junju bi nag mat na nit ki balaa ngay sóobu ci mbir rek da ngay xam fi nga sóobu ak fi nga taxaw noonu fan la ah non bàyyi ñu kii wala tey à ton honneur jël ko non tout est à ton honneur tout est à ton honneur. mais si tamit clim bi am na doole. non lii ëpp na. c'est que Binta. tout est à ton honneur kaye bee tasaaroo. non c'est que Binta nee na fii moom ak Big ñoo bokk ndey ak baay da ngeen koy comprendre dafay bind. mais maa si sa clim bi am na doole sax yi tamit lii ëpp na Asma comme ni nga ko waxee noonu la maa ngi jaajëfal bu baax a baax Néné Aïcha Ba parce que yombalal nañu liggéey bi bu baax a baax sama doom baay boobu maa ngi koy ñaanal kenn dalu jàmm ak salaam donc Asma comme ni nga ko waxee rek noonu la gis nañu Serigne boobu dikkaat na ci wàllum entrepreneuriat ndaxte wax tamit ak kay wax bu fekkee ni kay wax dafa xam mbir mi nag bu la joxee conseil yaakaar naa ni war nga ko mën a jëfee te moom nekk na koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci milieu des affaires nee na rek képp ki nga xamante ne tey jii bëgg nga entreprendre da nga war a dem jege li nga xamante ne moo di chambre de commerce yi bu ko defee ñoom du ñu yem rek ci informel la mais dinañ la tàggat ba li ngay sóobu dinañ la ci itam gindi indi la ay pexe ba li nga nar a def boo ko defee amaana diñ ci am ndam bu baax a baax donc jeune entrepreneur yi bu leen xaarati dara daw leen waaxu ngeen dem ci maison chambre de commerce yi dinañ leen guider jox leen ay information ngir rek bu ngeen bëggee entreprendre dina yomb coach yow mi bëgg a entreprendre est-ce que doo dem ci chambre de commerce yi. waaw xanaa cette fois-ci ma tenté chambre de commerce yi mais comme li ñuy wax ci deal yi am ci affaire yi comme problème bi amoon ci DER beeg yooyu gars yi nañu bàyyi ku amul loxo bu gudd. wala boo bokkul ci yenn affaire rek duñu investir ci yow wala duñ la doter parce que gis nañ fi yenn maison yi yenn fonds yi bu ñëwee ñi nga xam ne politique gu ñu wala bokkoo ci benn parti bi wala yow jegewoo maison boobu. doo jot sa wàll ci fond bi pour nga mën a def entrepreneuriat bi nga bëgg donc nañ ko teg ci yoon rek xanaa ñu dem seeti leen xool ba xam ndax dinañ ko gën a jàllale. comme te loolu mooy décourager xale yi sax xale yu bëri dañuy am ay projet lépp mais malheureusement boo continuer demal nga essayer danaan la dañ lay dem ñu lay laaj ay carte membre ak ay da ngay dem ñu naan la kan moo la yónnee la laaj ay bralo xam nga loolu tamit day décourager. aussi ñeneen sax di nga fay loo lekkul. supposons nga soxla 15 millions. man personnellement j'avais demandé 15 millions ci benn projet du ma rus di ko wax business plan bi laa bind teg lépp bi ñu demee ba gis ko ne bien c'est bien défini tout ça ñu waaj ne ma non 15 millions lañ lay bindal mais tu prends 12 ma ne ko pourquoi mu ne ma les 3 millions dafa am circuit bu muy jaar. ma ne ko par principe je ne prends pas par principe du ma ko jël. justement coach aspect yi ngeen fi tudd am na solo nekk na problématique bu fii nekk ñu koy gis waaye est-ce que aussi des fois ci choix de projet yi parce que ku jug na day naan j'ai un projet da ngay gis ku bëgg def couture c'est bien d'avoir un projet c'est un excellent projet mais dafa am projet yoo xamante ni ñi les financer tamit dañuy gis sur le long terme lan la mën a yokk aussi askan bi est-ce que c'est pas dû à ça aussi. moi j'avais un projet boo xam ne c'est pour une salle de sport. mais partenaire bi ma am pour ñu fay 15 millions nga war ko fay ñoom dañ naan la tranche bi noo koy fay mais j'allais mettre 5 millions benn tranche beneen tranche bi nga joxe beneen 5 millions après les 5 millions ki rek ci biir année bi. xam nga loolu business plan bu baax la ils ont su que ne vraiment mais dafa am deal xaalis bi fi muy jógee ba fi muy yegg si. kooku ñoom il faut que am ñu ci lekk. comment nga may jox 15 millions ma octroyé ma 12 millions ma jël ko au retour may signé di fay 15 millions ci xel. déjà corrompu la ak ko lan corrompu ak ku ñu corrompu ak yi corrompu guerre la quoi loolu ci mën ci gis Binta ñu laaj la ci say kàddu yaa loo xalaat ci entrepreneuriat c'est que man entrepreneuriat bi intéressé na ma trop waaye nag surtout ñi nga xamante ne dañoo mel ne man dinañ am benn projet bëgg koo def mais dañuy bëgg a tëb rek bëgg lu rëy projet aussi Asma dañ koy commencer ci lu ndaw comme li nga wax nii boo nee tey atelier de couture ngay tijji ngay démarrer wala salon de coiffure nga commencer ko ci lu yam mais aussi nga def li nga xamante ne moom mooy différence bi pour nga mën a attirer plus de clientèle pour yow sa projet di gën a mën a yéeg nga yéeg ba ngay am complexe loolu aussi daf ci am solo mais boo bëggee tëb nii rek dem ci banque aussi duñ la lebalee noonu coach moo tax ñu ci bëri dañuy am projet mais après finalement duñ ko mën a réaliser il faut que ñuy def nànk-nànk bu fekkente ne bëgg nañu suñu projet mën a jëm ci kaw. non même bu dul banque yi. fonds yi ñuy wax fonds chambre de commerce ak yooyu li muy wax c'est bien beau Serigne Boub ñëpp xam nañ ne ko jubla mais ñun fii Sénégal boo dugg ci li ñuy wax ci milieu bi boo bokkul ci cercle restreint bi da nga xam ni dafa bari affaire de magouille dafa bari affaire de dóor amul ndey te aussi ki lay jox ngeen baal ma ci yow ni ñuy defee promotion canapé yi
ci sunu sœurs yi sunu yooyu noonu lañ koy defee ci boo bëggee jot benn somme bi yow xam nañ ne lii nii lay demee dañ naan la non somme bi lañ lay jox mais lii dafa am ku ko yelloo ku ko moom. autant pour moi. en tout cas Binta. donc mi noonu Asma yaakaar naa li ci am comme problème lépp soulevé ngeen ko ñun li ñu mën mooy à chaque fois nguur gi dañ leen di becc suñu ay jàmbat yéen a ngi koy dégg donc yéen mën ngeen ci tey taxaw indi ci ay matuwaay ba nga xamante ne ñi bëgg taxawal dara ci réew mi dina yomb ci ñoom ngalawaay liñ leen dénk nag defee leen ko na ngeen ko war a defee bu ko defee benn problème du am parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci nekk mën ci gis sa bopp donc Serigne Mboup CCBM Asma duñ ko bàyyi ndaxte xam naa mardi dinañ dikkaat ak moom ci li ñeel impact coronavirus bi ci wàllum koom xam naa dinañ ko gën a yaatal mardi incha allah. alors Asma di remercier Diary ak Asta ak Louisa ñoom ñi nga xamante ne ñooy jaar suñu kanam yi bu ko defee ñuy gën di yaañ téléspectateurs yi foog ni dañoo rafet bay bëgg dee te ñoom ñooñu laso ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. dëgg la non on a une équipe de choc ci esthétique bi léeg-léeg sax nga xool ba da ngay décolleté sax dañ lay woo Louisa te alors ma chérie c'est beaucoup plus raffiné quand il y a un top en bas. c'est magnifique ça manque lépp soxla yoon boo xamante ni da nga fay aw ngir correct léeg-léeg nit présentateur whatever def li nga xamante ni du naka su noonu waaye xëy na du coobareem il y a des habits des fois c'est sur le plateau que tu te rends compte qu'en fait c'est dénudé mais tu es déjà là donc ñooñu dañ fi nekk non seulement di la taaral ñuy xool sa bopp bi nu mel xool li nga xamante ni mooy sa colin door la nag jébal li nga xamante ni mooy antenne bi et c'est magnifique Louisa toute ton équipe Astar Diary Afi merci beaucoup. on doit beaucoup les hommes de l'ombre ñun dañuy toog di feeñ ñi ñu ñuy gis chaque jour mais chauffeur monteur waa régie techniciens yi vraiment Mam Sidi Aziz ñoom ñëpp on les doit beaucoup parce que liggéey bu bu ñongee nii rek maquilleuse yi la techniciens yi la caméraman yi la justement ñun duñ ci dara sax yow fajar déjà ñoo la fi njëkk ànd ak yow monté ko wàccee ko vraiment intendant bi vraiment ñëpp merci beaucoup la famille waaye merci c'est ça on est une famille. voilà yow fajar de ni mu méttee déjà rek pour sa kanam gi naññ. man maa ci xam dara pour sa kanam normal rek damay ñëw naan kay lu ma nee jaari mu ne ma naan ma ne ko jaari ñaawee naa nu ne mais dalay defar ngay saa nga toog ni ñaan la aka ngaa rafet. araam boo sël moo nga xam ne mosoo rafet merci daal. merci en tout cas merci beaucoup te ñun nag suñu maquilleuse yi fii bu ñu maquillé dañuy takk seen ay masques donc vous aussi chez vous takk leen masques yi ci mbedd mi takk leen masques yi. ngir yàlla nga laa loolu bu leen ko fàtte cas communautaire yaa ngi gën di yokk. te cas communautaire moom maanaam nit a la wàll virus bi nga am ko te xamuloo ko donc ci ab nooy la ak raxas loxo comme nag dem ngeen ba jàpp raxas loxo bi ak gel alcool hydraulique bi hydroalcoolique bi ngir yàlla takk leen masque coach nan la ñuy def nii rek te bii sax dafa aare dafa style moo ngi nii ba pare coach dafa dugal benn non da ngay def dafa dugal benn mu gën a nooy gën a neex xam nga lépp dem na gën a harmoniser rek nii waaw parfait problème du am et puis c'est stylé gars yi takk leen seeni masque et puis c'est stylé na ñëpp takk seen masque jàmm am commune 45 communes moo nekk Sénégal 30 yi ñëpp am nañ feebar kon Sénégal ñëpp corona bi wér na nañuy takk suñuy masque te limiter suñu déplacement waaw nañ toog suñu kër yi toog leen seen kër oto yi taxi car yëpp nañuy takk masque ku génnul farata nga toog sa kër xoolal ñun sax naka jekk dañoo bëgg famille convivialité familiale dañ koo bëgg kon nag toog suñu kër bu ñu koy digal dafa fekk ñu delloo ñu ci suñu cosaan rek ñun toogaay biir kër lañ xam waaw dañuy toogaay voilà am na solo yaakaar naa ni média bi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ñun bi feebar bi tàmbalee ba léegi toogatuñ taxawatuñu gis nañ suñu plateau resté chez vous bi mu am itam impact bu baax a baax ci population bi mais dafa mel ni boo génnee da nga naan population bi dégguñu donc yoon la ñu gën leen ñaax wax leen ni lii nii du xeexu benn nit xeexu ñëpp la parce que tey jii nul n'est à l'abri fekk feebar bi génnul ci Sénégal génnul sax ci Gambie parce que tey Sénégal mën na ko xeex dañoo jege yantoo keneen ñëw indiwaat kon lu metti yàggul nañu góorgóorlu rek respecté li ñu wax nañ toog suñu kër yi te neexal jotaay yi nag comme ça ñun suñu reportage yi sax dañuy arrêté di leen indil ay vox pop tout simplement parce que dañoo toog suñu kër te ñun suñu kër mooy Sen TV effectivement élément bu ñu am
dañuy fexe wut vidéo ñu envoyé ñu ko moom moo gën pour mu gën a prudent instant bii nii boutique yeeg lépp fu ngeen mën ci dem boulangerie même sànq bu li ñuy wax sax sànq ci mburu yi bu ngeen mënee def pain fait maison sax moo gën Sénégal instant bi dellu ci beñe dugub yi waaw nañ dellu ci beñe dugub bi mais aussi bu ñu mënee defaral sax mburu suñu bopp parce que boulangerie yi bu ñu grévé sax ñu am problème mburu faas yooyu yëpp mën nañ ko def pour ñu éviter contact surtout koor gi di ñëw en tout cas surtout ñu gën a wax gaa nit ñi nañ bàyyi xel bu ñu fooy suñu bopp gis nga li Amérique attanul France attanu ko ñun attanuñ ko cas communautaire gis nga bu gën a bari nii yàlla nañu yàlla musal ni ko Pa Assane di waxe mais bu boobaa confinement total te ni muy reyee mooy gaaw xam nga feebar bi bu la jàppagul bu baax yàlla ak ñuy suturaal ba léegi nañu teg barrières yi ñu éviter savonte bu bare bi noonu gën a fi may insister rek asthme mooy limiter vos déplacements booy génn ba nga xam ne génn mënta ñàkk ngay soog a dem mais sinon amoo dara lu am fulla loo xam ne looy doxi nga la toog a sa kër boutique ba ay wàccu jënd leen lu bëri tout le temps day leen nekk seen kër yi plus ngeen nekk moins en contact avec les autres moins il y a de risque donc toog leen seen kër encore une fois de plus ba leen a débarquer kër jàmbur à l'improviste bàyyi leen maa ngi lay seesi kenn namatul kenn appel vidéo yi fi donc nga la toog leen seen kër yi te takk masque yi. merci beaucoup Nana waaye merci Binta ndax ci ci entrepreneuriat la ñu tolloon man bu ma lay gis économie bi lay gën di bëgg a jàpp parce que man damaa bëgg a koom bi daal dama sédd ci xaalis nag Asma moom dafa nuru ko bëgg dama di doomu naar merci beaucoup en tout cas bu ñu jógee ci Binta dañuy daal di dem rek fitness ñu tàggat yaram gi tuuti. Alors coach, nous allons parler de fitness, step basique. Step basique, voilà. Step c'est le mot anglais, mooy escalier basique bi gën a yomb bi gën a facile pour entraînement. Ak période de confinement bi soo amul step am nga benn banc sa kër soo amul banc mën nga am benn brique wala damitu brique nga teg ko di ci def say exercice yi nga xamante ne dina la permettre nga garder la forme au naturel garder la ligne refaire sa condition physique parce que bu ñu toppee confinement bi rek toog ci kër yi lekk tëdd bi nii après corona yeneen feebar yi ngi juddu tu sais que am na ñoo xam ne chaque jour organisation mondiale de la santé dafay imposer à tout un chacun 30 minutes de sport wala 10 000 pas par jour minimum wala nga def ko 3 fois par semaine donc bu ñu toppee confinement bi lekk tëdd ak tayal bi yeneen feebar yi tension diabète AVC yi yooyu yëpp dana yeewu te corona moo koy yee donc nañu dem defi sport tàggataat yaram suñu biir kër kaw terrasse yi pour le moment salle yi nga xam ne c'est privé ñu toog fa jël suñu distance 1 mètre ku nekk mën a def sa tàggat yaram donc su élément bi pare mam si di may ñu ko ñu xool step basique bi ñu defoon foofu si Idéal Gym.
mooy step basique d'accord lii sax sa kër mën nga ko def. ah bien sûr kër ga mën nga ko def donc lépp fondamentaux bi base bi fondamentaux yi mooy aérobique donc boo nekkee sa biir kër sax am sa benn banc bu dëgër nii wala brique plein bu dëgër mën nga def les mêmes exercices pour nga bañ ci gaañ sa bopp boo tax mu nekk basique débutant gisoo lii échauffement bi la lii sunu tonton yeeg tat yi ñëpp mën nañ ko. réveil musculaire lii mën ngeen ko. waaw donc te li boo yeewoo sax sa biir néeg bala ngay génn après étirement yi voilà da ngay yee yaram bi yëpp gisoo là tu fais des poussées vers le haut avec step boo xam ne mi ngi sa kanam def ay pas chassé step one am nga ak loxo yi mu am coordination loolu ci ëpp solo la coordination bi mouvement bi di àndal c'est important day jouer ba ci sa biir xel parce que da ngay concentré wu ba pare tu travailles physiquement. D'accord. Voilà donc tu reprends tu fais des step kii voilà talons aux fesses toujours avec les membres supérieurs et inférieurs synchronisés. Voilà c'est la synchronisation des membres gisoo toujours talons aux fesses avec les bras. donc mu doon exercice yoo xamante ne da lay permettre nga tonifier tout le temps. da ngay tonifier et tu as la définition. mën nga ko def gisoo avec des élévations des genoux avec les membres supérieurs toujours. voilà lii step one touche. parce que yaram bi yëpp ngay liggéey en même temps tu travailles tout le corps. boo dindee step bi boobaa dafay nekk aérobie kese gym lay nekk. mais engin bi step bi moo tax step bi ay niveau la gis nga mauve bi ak vert su la neexee mu gën a élevé. moom la mami ko doon laaj ñu ne daa bëgg step. mais ma ne ko commencé ci débutante bi rek après nga soog a yokk niveau bi. xam nga moom daal macha allah. merci. macha allah daal macha allah daal man moo sama macha allah bi daf mel ni law na plateau bi. non law na léegi macha allah tabaarakallah alhamdulilah incha allah. ak kursi ak bismillahi rahmaani rahim. Pape Assane foo ne namu naa la moo leen ko yëg. si tu vas marcher sur la langue loolu la bëggoon wax. non vraiment loolu la woon pour ñu bañ a toog confinement la période feebar la mais bu ñu toog kër ga boo replay wala nga toog jël say mouvement nga teg sa ku toog sa di nga jël poids parce que da ngay lekk nelaw instant bi dem amul. parce que yeneen feebar mooy génn te nit dafa war a yëngatu même bu dee 12 minutes la par jour. war nga ko mën a def donc court step bi bokk na ci ba yàgg sa jabar sa soxna say doom say jarbaat ñi ne ci kër gi ngeen teg ban teg sound bi rek. allez ngeen commencé def benn. mais Asma il est temps ñu commencé utiliser nag li nga xamante ne mooy kaw terrasse yi nit ñi dañ koy bàyyi instant bi kenn. weer yére rek lañ fa nekkee. weer yére rek nga dem ci kaw terrasse yi. ligne rek lañ ciy def alors que au delà de ligne mën nañoo jëriñ. bien sûr sport nécessité la du ma dañ di ko wax nañ koy def ndekki añ reer sport dafa bokk ci dundu doomu aadama pour avoir une santé meilleure et avoir la forme au naturel il faut faire du sport. Binta. waaw amatina solo man buy wax dama koy seetaan rek parce que man dama xaw a abonné tayal bu baax a baax. man yow booy wax man maa lay seetaan man du ma la bis quoi. dëgg bi ma nekkee école ñu may seetaan xam nañ ni mënu ma si woon dara prof bi daf maa bëgg lool waaw mais dinaa commencé nag di topp coach bu baax a baax parce que lii nii lu am solo la Asma surtout nag ci wér gu yaram. justement am na ci wér gu yaram da ciy jouer parce que pour le première ordonnance bi la médecin yi di jox. sport la. boo demee ba feebar tamit premier médicament bi sport la premier conseil bi sport la y a rien de tel sport amul lenn lu mu bokkal. merci en tout cas amati na solo mais est-ce que yéen seetaan ngeen Yacine présentation journal am maa ngi mel ni ku nekkoon France 24. macha allah macha allah kon yow li ma dal na la moom Mouhamed Diop. c'était magnifique. non Pello bi nu ma neexee. ah non c'était classe. mais nag suñu équipe pertinent. bu ñu wàññi suñu équipe bi nañu bàyyi. non fii la moom suba teel kër gi yëpp fii lañ bokk xanaa xamoo vitrine télé bi la suba teel mooy vitrine Sen TV. amat na salutation démb coach Kira. nee na ma yéen waa suba teel mu ne ko waa rendez-vous. toog ngeen rendez-vous ñun suba teel ngeen bàyyi ci suba teel bu leen indi benn problème. mais waa suba teel nag dañoo bëgg jëli ji Binta. ñoo bokk. Binta santé. ñoo bokk ñun bëgg nañ la fii. voilà comme ça ñaari Binta. ñu ngi leen di bégee di leen char ñoom ñëpp xam nga vraiment la famille c'est une famille kër gi noonu la liggéey bi naaj na mais keneen ku remplacer moroom rek nga defe ne moo ko ko daal loolu mooy professionnalisme. Yacine bravo moom macha allah elle est très très polyvalente foo ko woo mu wuyu si donc macha allah. elle a un talent caché c'est une excellente comédienne. mën a joxe conseil aussi. justement souvent da lay jël la Binta boo defee woon nii ak nii dina baax. c'est vrai donc Yacine daal macha allah. xam naa mi ngi naan waa tey waa plateau bi lu ñu xewle ba baax.
mooy man démb ak tey gisuma ko mais moom Pape Assane c'est la maison dañ ko namm et xam nga samedi en général on a tendance ci suñu biir kër yi à se retrouver en famille et que ñaar bu manqué ci famille bi nii da nga leen di namm quoi ñun dañ leen namm tey surtout principalement moi mais l'essentiel bi aussi elle a cartonné mais yaa damay ñëw jël si cours rek. non vraiment chapeau à Bougane c'est un visionnaire c'est un travailleur c'est un jobkat boo xoolee looloo koy sonal. xalaat yi muy xalaat ak bëgg liggéey bi parfait lu nekk mu nga fa. mooy def journal mooy monter mooy enregistrer. day dem ba da ngay gis ne il est fatigué mais vraiment ba pare am ay liggéeykat yu nangu. nekk professionnel mën seen liggéey ñuy ñaanal yàlla ñëpp kenn ku nekk ci li nga nekk rek. na jëm ci kaw ci kanam mooy gardien mooy ressources humaines mooy lépp. boo xoolee plateau yi ni mu mel programme yu bees yi di waaj a ñëw. vraiment. macha allah ñu copier rek léegi nag. non ñun instant ñoo fi teg tànk Bita sañse bi rafet na trop moo ci bëggoon fu ma jëm. Asma sama tailleur moo fi jaar Setsima création ngay. ah oui dinaa ko seeti moom Setsima. bu fekkee da nga tailleur itam mën nga ko woo rek ci 77 060 78 52. bamtuwaat ko li mu des nice habillé par Setsima création. waaw mi ngi noonu. waaw voilà mën ngeen ko jot ci numéro bi Asma boo ci bëggee. merci beaucoup Nana. waaw chemise yoo daal chemise robe toj na. kon nag tey nag du ma si. man ak moom nag dañoo bëggante. kii naan sama chemise Gucci bi woon keroog di madame Diatta fi mu jaar. madame Diatta c'est vrai que ni même chose la presque donc maa ngi remercier bu baax a baax Fête Mode moom 77 la 711 69 76 merci beaucoup partenaires yi macha allah kenn amu seen fay. bu du woon yéen làmbaay ñaaw. mais entre Mor Dramé Setsima ak kii maa ngi leen di seet. yéen ñëpp man dama leen di woo.